Xibaari ci RFM. xoddu bak sañu fil ay tund yu nekk ci Pout ga ca Thiès fu ca nekk benn waxtu du 1h jot na fa waxtu woowee moo jot ci rajo Futur Média xibaaru digg bëccëg gi salaamaaleykum. Mamadou Mohamed Ndiaye. jàngoro coronavirus gi di wéy di law ci réewum Sénégal tey li ñu nimmiku moo di li ñu testé ci limub doomu aadama bu mu fi duggee ba léegi mësee su ko testé ñeenti téeméeri doomi aadama ak fanweer ak juróom la ñu testé ca ñooñee ñaar fukk ak benn ñoo ci amee jàngoro coronavirus gi jàngoro ji génnoon ca Touba duggaat na fa Kaffrine bokk ci juróomi région yi nga xam ne ba fi mu nekk nii dégg guñu fa jàngoro coronavirus waaye terewul gaaña ñoo nga jatu ne soccet jël seeni matuwaay yu mat sëkk ngir bañ yëpp fii di fa yegsi gëstu bés bi tey jii ñu jagleel ko lii di coronavirus beeg li mu jur ne lorange ci wàllu njàng mi mu di éducation nationale enseignement supérieur ak formation professionnelle nees war a def ndax des di sauver lii di année scolaire bi wala boog des di taxaw jàmmaarloog jàngoro coronavirus wala danañ ci di tontu ci gëstu boobu def nañ ko dinañ leen ko dégtal ci xibaaru digg bëccëg gi ni ñu ko baaxoo defub reportage jëm ci ñi nga xamante ne ji noone la ñuy dund ci jamonoy coronavirus gi ak la mu àndal mu di couvre-feu ak état d'urgence gi lu mu jur ne lorange tey danañu seeti ñi nga xam ne célibataire lañu bala ñuy mën a ñibbi dañuy reer seen këri mbokk ba noppi soog a dem nu ñuy lijjanti loolee bu fekkente ne couvre-feu bi day tàmbalee teel a tàmbali kon te it bëgguñu nelaw ak xiif ana nuñ koy lijjantee des na ci defub reportage bu ñu noppee ci la ñuy dalale soxna Anna Rochalita Lopez Faye ci xibaari biti réew yi lu ci gën a fës Anna. mag leen nuyu Mohamed Ndiaye di nuyu ñëpp ñi ñuy déglu li gën a fës ci xibaaru bitim réew yi dogal bi tukkee démb ci kuréel gii di G20 ëmb réew yi ëpp doole ci àdduna bi ñoom kon nangu nañ ajandi ci diruk benn at booru réew yi gën a néew doole te di jànkonteel ak jàngoro ji di coronavirus loolee dina tax Afrique gaaw mobiliser jumtuwaay yi mu soxloo ngir xeex mbas mi muy gis-gisu Tidiane Thiam nekk kenn ci envoyé spéciaux njiital Union africaine jamono yooyu ca Maroc bilan bi mu ngi wéy di yokk lu ëpp ñaari junni ak ñaari téeméeri nit amee nañ jàngoro ji yenn ci sénégalais yi fa nekk nag di xaar ndimbal war a tukkee ci nguuru ko Sénégal ñeneen nag di door ay collecte de dons Canada moom léegi lu tollook benn junni ci ay nit ñàkk nañ fa seen bakkan ndax Covid-19 bi loole waral premier ministre bi Justin Trudeau daal dina annoncé ay mesures yu bees. ab tënk la woon jëm ci xibaar bi tiré ak soxna Anna Rocha dina ko yàkkali ci kanam tuuti lay doon bu ñu ca noppee dalal ajaratu Binta Diallo ci Coro News mooy xibaar yi ñu jagleel tolluwaayu jàngoro coronavirus bi ci Afrique ak ci àdduna bi dana leen jukki la yëglekaay yi xëy di génn bés bu nekk jeexale xibaaru digg bëccëg gi ak gis lañu cay waxtaane tey ji moo di loi d'habilitation bi ñu woote nees di def ak nan lañu ko mën a gunge ba ka ñu ko woteel bañ caa boole lu ca bokkul seen xalaat ci njeextal xabaar yi lay doon ci gis lay doon ci rajo Futur Média lay doon Aliou Ba moo nekk ci machine bi. Mamadou Mohamed Ndiaye. ci kàddu gi mbokk yi nuyu leen dellu rafetlu ànd beek rajo Futur Média doore xibaaru digg bëccëg ak kàddu yi leeral yu bàyyeeko ci docteur Marie Khemesse Ndiaye Ngom directrice de la santé mu ñëw ak ñun ci tolluwaayu coronavirus bi ci bëccëgu tey gi. ci bésu tey bi di fukki fan ak juróom benn ci weeru avril 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot na lim bi si ñeenti téeméer ak fanweeri juróom test yi nga xamante ne def nañu ko. ñaar fukk ak benn dellu si nañ am doomu jàngoro ji ci yooyu fukk ak juróom-ñeent cas ñoom mooy ñi nga xamante ne mooy cas contact moom la ñuy saytu si suñu bëriwu fajukaay yi ñaar ci ñooñu mooy ñi nga xamante ne moom la ñuy wax transmission communautaire maanaam kenn xamul kan moo leen wàll doomu jàngoro ji ci ñi nga xamante ne ñu ngi feebaroon tëdd ci bëriwu fajukaay yi ñeent ci ñooñu saytu nañ seen wér-gu-yaram kenn gisatu ci doomu jàngoro ji ñoom wër nañ te génn nañu ñi nga xamante ne ñoo des ci bërëbu fajukaay yi seen wér-gu-yaram mi ngi am tan bi feebar bii di mbas mi ñuy wax Covid-19 duggee Sénégal ba léegi ñetti téeméer ak fanweer ak juróom ci ay nit gis nañ ci ñoom doomu jàngoro ji ci ñoom téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñeent wër nañu te génn nañu ñaar ci ñoom génn nañu àddina am
ci benn boo xamante ne dañ koo delloo ci dëkk ba mu dëkk. ci loolu ñu ngi dese fii téeméer ak fanweer ak juróom-ñett di nga xam ne ñu ngi leen di faj ba léegi ci bërëbu fajukaay yi. ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi ñaax askan wi ñu gën a déglu di farlu ci li nga xamante ne moom la ñu wax ne bu ñu ko defee sori te du leen dal. ci loolu ñu ngi fàttaliwaat ne am na farata lool ñuy gën di raxas loxo yi di toog diggante ñaari nit ci wàll xàll boo xamante ne egg na 1 mètre di booy sëkkat wala ngay tisooli di teg sa mouchoir ci sa bakkan wala ci sa gémmiñ te boo paree nga sànni ko ci mbalit mi. Docteur Marie Khemesse Ndiaye Ngom, directrice de la santé et directrice générale de la santé. tey jii ni ma ko waxee am nañu ñaar fukki cas ak benn waa ministère de la santé waxuñu cas yooyee seeni borom fu ñu dëkk defuñu ko ci seen site internet ba ni ñu ko baaxoo waaye xibaar may na ñu xam ne ci cas yooyu am na ci benn boo xamante ne ji Touba la jóge Touba nga xamante ne ji kon tàggoo woon ak i cas coronavirus ndax benn ba fa mujjoon dafa wér am ci keneen kookit da koo daloon ginnaaw bi ñu andi ko ci hôpital bu Fann ma ngi ko dale woon ma nga feeñe woon kon ca marché Ocass cas bi ba fa feeñaat ci cas yi tey yi ab cas communautaire la ca marché Ocass googet fa la feeñe Marème Diop ci leeral. L'un des 2 cas communautaires annoncés par le ministère de la Santé dans son point. Marème Diop foofee ca diwaanu Touba Mbacké di ñu indi ay leeral jëm ci cas coronavirus bi feeñ ca Touba mu di cas boo xamante ne ji mi ngi bokk ci ñaar fukki cas ak benn yi nga xam ne waa ministère de la santé xamle nañu ne kon ñoo am tey ci bilan wu tey bi fàttali ne it lu aju ci Touba googee cas coronavirus amatu fa woon kañ fa doon faj ci centre de santé bu Daaru Marnaan génnoon na ba dem am na keneen ku ko fa amee woon dañ ko mujjoon a évacuer hôpital Fann am na keneen ku fa feeñaat nag ma nga feeñee ca marché Ocass Marème Diop. L'un des 2 cas communautaires annoncés par le ministère de la Santé dans son point de vue. yëggalu bu baax a baax ci li nga xamante ne ji kon mooy moom i mbir jëm rek ci Marème Diop ak yooyu le leeral dinañ ci dellu siwaat wutali kon diwaanu Tambacounda Moussa Omar Gueye maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay El Hadj. day ca tolluwaayu Covid-19 coronavirus bi foofee luñ ci mën jàpp. waaw mën nañ jàpp rek ci jamono ji ñuy wax ni njiital diwaan bi di gouverneur bi dafa fas yéene def waxtaan fegook ak taskati xibaar yi ndaxte xibaar yu mujj yi dañu xamle 12 nit nekk nañu ñoo xam ni ginnaaw bi ñu yóbboo prélèvement yi ci téeméer ak ñeent fukk ak benn 141 la ñu yóbbu woon ngir def prélèvement yi 12 dañ ci ànd ak feebar bu fekkiwee juróom-ñeent yi tey ñu jàpp ni Tamba mu ngi ci 20 nit ak benn yoo xam ne dañu ànd ak feebar bi ñu naan coronavirus lu ñu mën a jàpp itam mooy kaa yëpp dañu bokk ci benn dëkk boobu ñuy wax Kanambe bi nga xam ni fa la kilifa diine boobu nekk fa la ci Goudiry moom moo wàll ba mu toll fii tey jii léegi nag li des nag mooy bu yegsee ndax dina wax nit ñi ci ñetti téeméer ak fanweer ak ñeent yi nga xam ne la ñu confiné woon ci ay bés bi ñu génn ci diwaanu Tambacounda mu bokk ci village boobu ñuy wax Kanambe ñaata lañ ci génneegum ci côté prélèvement bi ñaata lañ ci testé négatif ak ñaata ñoo fa des loolu du ñàkk dina ko leeral waaye itam ba tey ngir gën a mën a dalal xelu nit ñi gouverneur bi war na wax nit ñi ndax tey ji Tamba pare na pour mën a jël en charge lu ëpp 20 patients yoo xam ne dañu ànd ak feebar bi ñu naan coronavirus te ñëpp umpalewul ni fi nga xam ne moom mooy département bu Goudiry faree ci téeméer ak 20 kilomètres ku fa am cas dañ koy indi fii ci Tambacounda loolu nag ñu xool fan la wànnante di mujjee ay gëtam li fekk kii di gouverneur di génn di def waxtaan fegook ak taskati xibaar yi Mamadou Mouhamed Ndiaye. dañuy jógee foofee ca diwaanu Tamba Moussa Omar Gueye wutali diwaanu Kaffrine bokk ci juróomi région yi nga xam ne ba fi mu nekk ni dégguñu fa jàngoro coronavirus yi waaye kilifa yi foofee ak askan wi ñoo ngi taxaw temm di seet nu ñu ko gën a moytoo ngir mu sori leen leerali Mamadou Omar Ndiaye. ci juróom fukk ak juróomi doomu aadama waaye amul kenn ko xam ne am na ko ci lu ni mel bu amee pexe ko docteur jógu ci gannaaw seen plan yëgle ak yeete docteur Ndeye Mbacké Kane moo di médecin chef district sanitaire bu Kaffrine. au niveau départemental dañ ci joxe ay numéro
parce que ñu yemuñu ci rek ci numéro yi nga xam ne dañ ko joxe au niveau national ci loolu aussi gis nañ ne depuis que ñu commencé am nañ fi ay juróom yoo xam ne ay alerte la yoo xam ne yaakaar nañ ne juróom fukki sax validé nañ ko topp nañ leen am na ci yoo xam ne ay cas contact la yi cas suspect la mais yàlla def na am na ñoo xam ne suivre nañ leen ba ñu génn am na ñoo xam ne ñu ngi leen suivre mais aussi li jëm ci wàllum sensibilisation communication boole ci aussi sëriñ daara yi ñun ñëpp ñu woo nañ leen fii ñu orienté leen ñu lancé seen message ñu dënk ko ci benn vidéo di ko jàllale ci rajo yi muy aussi ci télé bi. jot nañoo dooleel ay jumtukaay nag ci poste santé yi nekk ci goxaan yi. li mel ne ay masque yeneen yi tamit loolu dafa nekk loo xam ne comme dañ koy jëfandikoo saa su nekk te boo ko utiliser doo ko utiliser waat moo tax ma ne looñ ci am rek du doy am nañ ci nag mais naam ku ñu dolli. waaye lu ñu mel taxu ju naagu war nañoo gën a fagaru ngir xeex feebaru coronavirus bi lu ñu mel ki ko xamle moo di docteur Moustapha Diop nekk médecin chef régional bu Kaffrine. ne ni tey lañ gën a jóg ànd ak gouverneur ànd ak toutes les forces de défense et de sécurité ànd ak tous les acteurs pour mun a taxaw temm kar feebar bi ba du fi dugg loolu mooy sunu objectif loolu mooy sunu ambition mun a continuer ci 0 cas fii ba épidémie bi di jeex loolu mooy sunu yéene. ayu bés bi ne ñoom kilifay kër docteur yi daañu lalu ngir càmbar tolluwaayu feebar bi lu ni mel sax bokk na ci léeg-léeg gën a dooleel ci xeex bi Kaffrine Omar Ndiaye RFM. Omar dellu si Ndakaaru mairie bu Ndakaaru ak sous-préfecture bu Dakar Plateau dañu xëye tey ji opération désencombrement ca marché Sandaga lañ ko doon def bari na fay taabal ñu fa yëkkate liñ ci jublu bokk na ci daal fexe luy moytu ab dajaloo ngir it mën a wàññi ni jàngoro coronavirus gi di lawe ba tax na ay ndëraan tey jii ñoo wàcc foofee ca marché Sandaga mu doonoon ci teewaayu Mouhamed Ali Mouba. même boo sori di nga gis ay groupe nit di xool bulldozer yi nu ñuy raser table yi nekk ci yoon yiy dem Sandaga. xëj na waaw yàgg nañ ko bëgg nag mais xëj na feebar bi waaw moo xaw a doy waar ba ñu bari profité ci aussi nag li day indi chômage bu bari quoi mais table yeeg yooyu cantine yeeg affaire yooyu ñoom seen xam nga dafa doy waar daal. beneen tablier bi moom itam mi ngi yoon foofu bokk na ci responsable marchand yi yor tablier foofu. fii mooy avenue Jean Jaurès fii booy ko laale rek laal nga Sandaga yëpp en général avenue Jean Jaurès dañ laal nañ jox ko biscuit laal nañ Jojo Ndiaye Val Jojo Ndiaye bokk ci société civile gi sëñ bi Ndiaye maa ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay sëñ bi Ndiaye. Bal ma dooree waxtaan ak Pape Birame Touré honorable député laaj bi ñëpp laaj moo di ba ñuy wax loi d'habilitation am na ñu ci xawoon a am tuuti xel mu ñàkk dal ndax dañ doon ragal jël lépp jox ko kenn nit muy def lul kenn dul mën a teggi dégg nañu fi coow jëm ci anam yi ñuy joxe marché ab ceeb dégg nañu fi coow jëm ci anam yi ñuy joxe marché lu transporter dund gi ndax bu ñu continuer nii ña waxoon loola du ñu yey ñi voté loi d'habilitation bi. waaw maa ngi lay gërëm dama bëgg a leeral ne d'abord loi d'habilitation bi wutewul dara ak procédure de marché ndaxte situation d'urgence même sax loi d'habilitation permettre na bu amul en temps normal nit ñi def des marchés en situation d'urgence mais li ma bëgg a wax mooy loi d'habilitation bi nga xam ne dañ ko jox président de la république pour mu mun a am ay pouvoir li ko ëndu mooy ci jamono ji ñu nekk nii dafa am ay décisions yoo xam ne dañ ko war a jël mu gaaw ñu jël ko mu jëm ci feebar bi mu jëm ci askan bi te loolu mënul xaar benn procédure loolu moo tax ñu jox ko muy am jumtuwaay boo xam ne moom la war a mun a gérer li nga xam ne moom mooy crise bi te fi ñu toll ak fa ñu toll nii gisuma benn rëq-rëq boo xam ne c'est justifié ci doxalin bi nga xam ne président de la république mu ngi koy doxal parce que lépp li nga xam ne jël na ko comme mesure d'abord ci mesures yi nga xam ne moom moo jëm ci wàllu santé jaarale ko ci ministre de la santé de l'intérieur et des transports ak ñu war a agir ñëpp mesures yi nga xam ne ñu ngi koy jël ñu ngi koy rafetlu maintenant d'accord naa ne dafay am ñoo xam ne période bi moom mënut a yàgg ci ñoom ndaxte dañoo tàmm di wax politique tout le temps à tout moment donc bu ñu demee ba nga xam ne yàgg na te waxuñ politique il faut que ñu sulli waxu politique mais gisuma tey dara loo xam ne war na justifier tey ñu am. xel ñaar ci loi bi.
waaw parce que confiance bi nga xam ne jox nañ ko le président de la République mu am les pouvoirs de diriger ce Sénégal là avec un budget de 4 000 milliards donc am une majorité kooku soxlawul loi d'habilitation bu fekkoon ne nekkuñ ci situation d'urgence li tax mu soxla ko rek mooy mun a gaaw a donc ce problème là ne se pose pas. Très bien allez-y. te mun naa jeexale foofu mooy tey li nga xam ne ñu ngi koy wax ñi koy wax ñëpp amuñu benn chiffre tey xam ne boo xam ne ñu ngi koy joxe tey nga dégg ñu ne def nañ 1 milliard fii def nañ 6 milliards def nañ 3 milliards te teguñ ko fenn bu tey nga dégg ñu ne marché bi jox nañ ko diw ne joxuñ ko ñu ne jox nañ diw te xamuñ ban procédure moo ko lal dama bëgg ñu bàyyi politique bi parce que ki nga xam ne moom mooy le ministre de la République di Mansour Faye dafay agir en tant que ministre buñ ko bëggee politiquement wala ñu bañ ko politiquement wala ñu nekk adversaire am nañ ko denc ba jamono ji passé parce que tey dafa am une situation boo xam ne situation d'urgence lañ parce que dund mi dañ ko war a jël ci temps boo xam ne dafa gàtt loolu da nga war a sécuriser li nga xam ne moom mooy engagement transporteurs yi ba mu dem ci destination bu demee ci destination bi aussi il faut que ñu sécuriser ko ba mu dem ci bénéficiaires yi li tax ñi nga dugal ci ñi nga xam ne moom mooy armée gendarmerie police ak ñeneen acteurs yi nga xam ne mooy préfet ak les maires donc loolu dafay wone caractère urgence bi ak caractère exceptionnel bi nga xam ne moom la ñu war a accorder vivre yi ba mu dem en sécurité ci fañ ko soxla parce que bu ñu nee sécurité rek bu ñu jàpp ne sécurité bi moom mooy mbàllum agression wala déedéet parce que tey dund yooyu booy dimbali nit mu gaaw waroo toog fii naan war nga ko acheminer dans 1 mois dans 3 mois dans 4 mois da nga ko war a acheminer ci délai bu gàtt te délai bu gàtt dafay laaj ñi am moyen am capacité de respecter les engagements yi nga xam ne moom la Covid bi laaj donc te loolu aussi man gisuma benn rëq-rëq boo xam ne am na ci te aussi amul beneen moyen boo xam ne war nañ ko mën a utiliser parce que ay moyens comité wala ay moyens concertation loolu yëpp dafay yàggal situation exceptionnelle lañ nekk il faut que ñu nangu ay mesures exceptionnelles ki nga xam ne moom lañ jox mu jël dogal yi mu am confiance aussi ci loolu bon mais aussi bu fekkee na am possibilité mu jël li nga xam ne mooy séddale bi waaw mais non déet pas Birahim day xaw a doy waar nag ndax loo ci dolli rek voilà maa ngi lay gërëm bu baax a baax non foofu baax na loolu kay xam nañu ko yow liñ la laaj moom leeral nga ko ci joxe ci sa xalaat macha allah ñu rafetlu ko bàyyi ma rek ma dem ci Valdiodia Ndiaye Valdiodia waaw jërëjëf Mohamed xaar bi yàgg na maa ngi ciy jéggalu waaye lim doon wax mooy ponk bu am solo boobu da ko doon leeral li ma bëgg waaw honorable këf na ma ci wàllu français bi xanaa wolof bi nag dina ma bàyyi tuuti non ma ne ko honorable kay yeewi nañ ko fi mu ne maag yow des ci wax ji d'accord léegi li nga xamante ne ji ñëpp bëgg nañ koo xam yéen société civile yéen a ngi alerté dégg nañ leen yéen di wax transparence ci fonds force Covid 19 wax ngeen it jëmee ci benn comité de pilotage boo xam ne bëgg ngeen ñu taxawal ko ngir muy saytu yëf yeeg ni muy doxe loolee lépp tey la ko tënk li waral coow li mooy loi d'habilitation bi nga xam ne woteel nañ ko njiitu réew muy def yoo xamante ne ji maanaam dañ ko caa jox sañ-sañ ba laaj bi di mooy ndax joxuñu ko doole ju ëpp jërëjëf Mohamed man pour man affaire bi pour ñu leeralal ko askan bi il faut ñu def tuuti chronologie bi naa ko baral nu mu gën a gaawee mooy maanaam dañuy dund benn situation exceptionnelle boo xam ne musuñu ko dund ci ni giiru dund lii am tey il faut que Sénégalais yi africains yi conscients que c'est des risques extrêmement majeurs pour le dépérissement nation ci gannaaw loolu président Macky Sall ñu votel ko loi d'habilitation ñëpp d'accord ci parce que démarche bi muy jël depuis le départ nit yi jàpp nañ ne démarche bu baax la mooy maanaam dañ ko jox lenge yi ne ko combat baa ngi ni jiite ko ñu ngi sa ginnaaw donc loolu le principe tout le monde est d'accord 3 avril mu def discours à la nation woote askan yi ne leen naa teg en place de manière inclusive dans la dynamique consensuelle bi ma tegoon ñëpp ñëw dugal seen loxo ci mbir yi parce que affaire bi il faut que ñu comprendre ne guerre la et guerre bu jotee affaire u nation la affaire u nation nag bu taxawee ce n'est plus des questions de département ministériel ce n'est plus des questions d'État mais dañuy reyante pour la survie de notre nation loolu nañ ko jàppee noonu donc moo tax force vive de la nation yëpp dañuy soxla bras yëpp muy benn ñaareel bi mu defee loolu vision stratégique bi président définir ñëpp ci d'accord mais le problème de fond mooy des fois di nga définir vision stratégique mais maintenant au niveau opérationnel bi mooy maanaam ni ñu koy doxalee sur le terrain rëq-rëq yi day am solo ba nga xam ne day dem ba nga xam ne day fànq sax vision stratégique bi ñëpp d'accord te bu ñu defulee donc loolu mooy am fu mu nekk nii
ma rappeler le rek loi d'habilitation bi nu mu wax nu mu simple mun nañ ko interpréter de diverses manières mais loi d'habilitation bi ñu ko jëlee ba pare décret bi ci topp dafa ne président am na possibilité réquisitionner en matériel en être humain mun nañu réquisitionner yéen yow mii moom tey mun nañ la réquisitionner parce que c'est état d'urgence la ñu nekk dañ nekk en guerre bi mu defee loolu transporteurs yi gis nañ ñenn ñoo xam ne dañu ñëw ne joxe nañu 100 camions dajale nañu seen camion ba mu mot 100 ñu teg leen fële di joxe ay marché maintenant chiffres yi ñun ñoo ko joxe dégg nañ par exemple ki ñu jox marché bi mu ne moom 2 milliards la benn ministre de la République wax 3 milliards keneen ci ne 1 milliard donc ñoom ci seen bopp ñoo indi jeexi jàq ci bopp askan yi loolu day créer benn situation boo xam ne li essentiel bi buñ ko fàtte bukk mooy le combat contre le Covid bu ñu détail yooyu divertir ba nga xam ne dañ koy fàtte mais il est important pour la préservation de la nation principe bu gouvernance principe bu consensus bi président maintenir ko coûte que coûte c'est un général il est au front il est à la tête de la troupe